waaw lu tax parce que li ma bëgg mooy li ma ñor mooy réew mi luñ fiy def ñu teg ko ci yoon donc Akon ci jëmmam intéressé wu ma mi ngi def li muy def nekk ci la ne ma nekk ci li ma ne waaye nag muy Akon mun keneen ku mën a doon ci réew mi fii bu ma jàppee ni yaa ngi def loo xam ni du njëriñu réew mi te bokk na ci loo xam ni du njëriñu réew mi mooy ngay def lu leerul kon nag moom def na ay mbiram def comme mi ñëpp xam nañ luy comme maquette man loolu yëngaluma maquette dessiné ak yomb mais koo xam ni dañ naan jox nañ la 518 hectares ma jël ci beneen document ñu ne 2000 hectares dama ne loolu bu fekkee dañ ko commencé noonu di ko pàccoo noonu bu ci kanamee réew mi Sénégal yi nga xam ni amuñu doole ah ñoom daanaka li tubaab di wax clochard dañuy nekk di wër rek di wut fu ñu liggéey ci yooyu yenn saa ñu leen dugal liggéey tuuti génnal dem fii bu fi dugg fii bu fi dugg xoolal corniche bi fii rek hôtel yi fii rek tere nañ léegi plage yëpp ay hôtel rek waxuma la nag benn cité boo toll ni xaw ma boo demee foofu à partir de Mbour la ñuy def déviation ne kenn dootul accéder fii parce que cité la moom laa wax la privatisation du littoral littoral bi 700 kilomètres la suñ ko nee nii jox lii Akon jox lii bu ci kanamee sénégalais yi dootuñ mën a dem fenn ci réew mi donc loolu moo tax ma bëgg projet bi pour man dafa leerul ñi ngi wax affaire fiscalité dañ koy yombalal affaire fay bi ñi ngi wax affaire étude environnementale bi nga xam ni loi bi dafa wax ni foog ñu def ko anamu cahier de charge bi anamu journaliste nañ dem génne ko ñu discuter ci kon loolu moo ma intéressé Babacar Ngom sénégalais la jël na fi ay suuf pour tabax ci usine boo xam ne bu ko tabaxee ay Sénégal dañ ciy liggéey pourtant yuuxu nañ ci kawam fi naan dafa jëli fu paysans yi warul demee noonu littoral bi gis nañ fi lu ndaw la ñu laal fii ci corniche bi ñëpp jóg daal ne dañ ko war a protéger kon mënuma comprendre projet bi tamit ñëpp ne Thiel ne waa Akon la rek dafa bëgg Sénégal xaw ma lan lan business lay def te Akon am na yeneen yu fi waxoon defu ko affaire ceeb waxoon na da koy def xaw ma lan affaire électrification da koy def léegi nag nee na day def lii parce que affaire touriste nangam dafay defar hôpitaux nangam yooyu yëpp baax na mais à condition que ñu teg ko ci lu leer te ñun gouvernement bi la ñuy def ñun charte réew mi moo ñu may gouvernement bi lu mu mën a def ñàkk leen wóolu terewul wóolu leen nangu seen cër terewul ñun ñu poser ay questions de transparence ak de connaissance pour xam dossier bi lan la moo tax ma demandé député yi ah li ma def c'est très civilisé benn fitna amu ci te constitution moo ko maye ma demandé ministre bi ak directeur SAPCO nga xam ne mooy aménager foofu ñu wuyu ji parlementaires yi ñu laaj leen ñu tontu bu ko defee peuple bi xam ni lan la bu fekkee leer na dootu leen ma dégg ma wax ci am naa yeneen dossiers yi vraiment taluma affaire ay constitut nangam mais su leerul nag dama koy topp incha allah waaw même Babacar Ngom loolu suñ ko bàyyee mu def ko day jox askan bi xëy loo fi def rek day jox askan bi xëy mais problème bi mooy que xëy bu mu la mën a jox tamit il faut que ñu xool est-ce que xëy boobu jaar na yoon est-ce que ñi ci war a gis seen bopp yëpp dinañ ci gis seen bopp est-ce que tamit xëy boobu du ubbi bunt pour ñeneen ñëw ci réew mi def fi loo xam ni donte woon xëy lay tudd mais tam mën na fee yàq lu bari loo xam ne ñun bëgguñ ko ci réew mi ak tamit ni ma ko waxee yiñ ci war a def yëpp nga xam ni at yii di ñëw ba tey suñu réew ñun ñoo koy moom di seet ku fi dugg ak noo fiy duggee ak loo fiy liggéey ñu xam ko tey ji suuf siñ ko jox suufu boppam la wala suuf si dañ ko abal ñaata at lañ ko abal études yi ñu war a def ba xam li muy def ni ndax du yàq ndox mi li ñuy wax environnement ak gàncax gi ak tool ya fa nekkoon nu muy demee dégg nga ak li ñu wax ne dañ koy yombalal affaire fay bi ak moom yi mu wax yëpp ne daf ko fay bëgg a def mais loolu yëpp dañ ko war a leeral bu ko defee ñu xam waaw mbiru hectare yi xam nga fii Sénégal fan yi yëpp nii tuumaal nañ fi ñëpp lu ne ñu waxal lañ wax nañ fi fii sëriñ si sëriñ tel moo am nangam c'est pas normal c'est pas parce que rek sëriñ bon kon sëriñ yi rek Sénégal léegi sëriñ yi rek lañ ñeme ñemewuñu Akon fii wax nañ fi lu nekk ba bay sëriñ yi dañ ko may wenn kii xaw ma fii waaw na leer nangam bii tam na leer léegi wax nañ fi Madiambal Diagne génn na fii wax ne woy xaw ma jox nañ jàmm naat loolu ñaata hectare la Babacar moom ñaata hectare kii 500 hectares lañ wax ci beneen document maa gis 2000 hectares donc mais hectares yu toll noonu suñ koy jox nit dafa war a nekk lu leer naññ mu nekk hectares yoo xam ne da ngay ñëw rek pour valoriser ko mais doo ko moom kon du nekk titre foncier parce que loolu lu grave la ñaareel ba tamit mooy la nga fay def nekk loo xam ni dafa war a dugg ci biir réew mi yëpp ni ñu koy saytoo li ñuy wax aménagement ba xam ne lii njëriñ yi lay am li nga xam ne dafa nar a indi lor bu ñu defee étude environnement danañ xam lor bi nan lañ koy mën a saafara loolu la ñuy wax étude environnement ak tamit li ñuy wax impact environnemental yooyu yëpp gisuguma ko de te moom def na pose première pierre léegi nga gis mu commencé tabax après ñu lay wax naa étude bi nañ ko def après yooyu yëpp jaaduwul Akon li ma koy wax mooy jëmmam yitteelu ma en tant que tel mi ngi ci la mu nekk ma nekk ci li ma nekk
li ma yitteel mooy kenn mësuma dégg mu wax ci affaire école mais li ma yitteel mooy bu xasee nag ba ne dafay ñëw ci réew mi fii pour def fi dara na fexe ba bàyyi xel loo xam ni njëriñu réew mi la loo xam ni njëriñu xale yi la loo xam ni tamit du fi yàq ci réew mi loo xam ni ñun bëgguñ mu yàqu fii ci wàllu même ay jikko ak ci wàllu diine na fi def loo xam ne tam du yàq suuf réew mi ak gàncax gi ak environnement bi te it du nekk loo xam ne day beral loxo ay jàmbur yoo xam ne bu ñu fi ñëwee ñoom xaalis rek carte xaalis ak yeneen rek moo leen fi indi ñun bëgguñu lu mel noonu mais nag képp ku ñu fi indi loo xam ni liggéey bu rafet lay doon du yàq suñu askan ci ay jikkoom te it ñi ci war a gis seen bopp yëpp danañ ci gis seen bopp te doo ñu nëbb dara doo fi indi kenn lu dul fekk ñun xam nañ ci lu leer la tegu boobaa su defee loolu xayrun moo tax moom na expliqué wu bu baax ci projet bi mais tam ministre bi ak directeur SAPCO na leen journalistes yi woo ci plateau yi na leen parlementaires yi woo nu mu tuddati député yi ñu wax cahier de charge bi ku fi def projet lu toll nii lu toll ni budget Sénégal war na nga wax ni lii ak lii ak lii lay def lii ak lii lay jur lii ak lii bu ko naree jur dinañ def lii yooyu mooy étude environnementale et cetera mais du rek defar ay maquette bu rafet ak ay kii bu dee loolu chaque jour mën nañu fa defal benn maquette.